rek mënoon nañu ko tas dugal ko ci askan wi. mais bien sûr parce que bu dee ñii ñoo toog tey ji bëgg sëlëm ñi nga xam ne ñoo amee ay fonds politique mais jekkewul ci ñoom de jekkewul ci ñoom foofa na rappelé na ko léegi-léegi Ousmane Sonko toogoon na ci kañ la koo yëgle kañ la confirmé ne moom ci boppam am na fonds politique ci lu mu yàgg bañ et njëkkoon na sax ne fonds yooyu dafa araam loolu ñu ngi ko koy fàttali Thierno Alassane Sall fàttali ko assemblée nationale mu ne ko waxoo dëgg mosuma wax loolu alors que moom moo ko wax vidéo yaa ngi fii ba 1000 ans vidéo yooyu day des ci réew mi donc na moytu baar li ci des fonds politique man mosuma gérer état mosuma tollu niveau boo xam ne damay amee fonds politique ñaanuma ko sax yàlla parce que yenu Sénégal moom doy na comme coono mais fonds politique dañu tàmmaloon mbiru caisse noire bu finalement benn époque boo xoolee dafa meloon ni lu xaw a normal ci xelu sénégalais yi c'est normal que kilifa ñu ne am na caisse noire googee après caisse noire lan moo ciy leer dara et puis de surcroît on nous donne la théorie du genre président de la république bu ko neexee sax sotti ci pétrole taal kenn du ko laaj alors que xaalisu askan wi la mais toll nañu benn niveau de transparence niveau d'information boo xam ne askan wi war na koo mën a am de sorte que y a maintenant des exigences démocratiques des exigences de gestion yoo xam ne war na mën a tax ba un minimum ñu koy xam ci fonds politique yooyee lan la caisse noire yi lan la ñuy tuddee fonds spéciaux foo la xawma lan mais dëxëñ nañ ko ci ay termes yoo xam ne Thierno Alassane wax na ko mais dañ koy dugal ci biir budget bi de sorte que yow pour nga tracer ko sax nga xam ne lii lan la sax donc député yi ñoom dañuy voter sax lu ñu xamut. oui c'est ça. et le cas avec Ousmane Sonko moom ci boppam moo wax ay député am Pastef Assemblée nationale ne man mii am naa ci alors que député yooyu ñoom ñoo voté budget bi ñoo voté budget au président ñoo voté budget au primature jamono joojee kii yoroon kàddu gouvernement bi ndaw soosu xaw ma nan nu mu tuddati sax encore moom mu taxaw mu ne moom gisul fonds politique le premier ministre n'en a pas et ki nekkoon premier ministre ci boppam après ñëw weddi ko fonds politique yi quoi qu'il advienne même bu naree am parce que amaana bu dee mënut a ñàkk pour le président de la république bu dee mënut a ñàkk y a un minimum d'encadrement et je pense que li ci nit ñi di ragal très souvent mooy qu'on les utilise à des fins politiques pour acheter l'adhésion de responsables pour acheter des consciences en temps électoral ak yooyu et yooyu ça fausse le jeu démocratique mais bu dee pour yeneen xeetu ndimbal yoo xam ne peut-être c'est à la discrétion du président de la République loolu borom kër gu ne am nga ko sa biir njaboot mais nag nañu ko encadrer de sorte que ñu bañ cee abuser de sorte que bu ëllëg rendre compte bu waree ñëw yow mi war a rendre compte nga bañ a sëgg parce que président buy sëgg ci kanamu askan wi moom déedéet mais li ci ñuul kay mooy le premier ministre qui en dispose et on te dit même qu'à l'Assemblée nationale ñàkku ci donc côté boobee nañ ko leeral bu commission d'enquête parlementaire naree am bu ñu def sélection nañ ko élargir et puis sax jëlaale yeneen dossiers yi nga xam ne moo fi indi coow ci biir réew mi mais bëgg ko yemale ci ay fonds politique bëgg ko yemale ci ay mbir yoo xam ne après politique donc boo ko tax a jóg pour gêner diw pour empêcher diw de travailler pour mais alors. doy na waar ayca mu ngoog ñu leen ñëpp jaajëfal leen ñoom it waa suñu inconditionnel ñu ngi participer ci débat bi. ñoom ñi ngi matinal ci suuf nee nañ ne neexul ba neex mais li ngeen wax dëgg rek la Papa Traoré nee na merci Mamadou Fofana jërëjëf. fi ngeen teg seen tànk foofu la sama mag ji ma koy nuyu bu baax Mariétou Ndiaye sama yaay ji depuis Cité Takko ak Ousmane Wade. Cité Takko ma leen di nuyu baax yéen waa Cité Takko ak Mati Ndiaye depuis Diamniadio neex a fekk foofu noonu AIBD ma koy nuyu kooku sama grande sœur la moom ay te ñu yéeg ci kaw turbine bi bu ñu yeggee ci kaw turbine bi waa gëm sa bopp les jàmbaar la ñu fay fekk ñoom cellule cadre gëm sa bopp les jàmbaar en tout cas def nañ seen proposition chargé nañu également ki nga xam ne mooy président Bassirou Diomaye Faye parce que nag réew mi bu ñu nee doxul fu mu nekk nii dañuy jël lépp buux ko président Bassirou Diomaye Faye donc te ñaar lañu donc ñaar lañ ñu jaayoon tandem Diomaye mooy Sonko mooy Diomaye si moo looy rek dañu may ci njëkk bi non damaa xam ne dañoo bëgg a xàjjale ñaar ñooy alors que li nga wax moo ci nekk ñoom lañ ñu jaayoon ñaar lañ ñu jaayoon man damay jàpp ne ba léegi ñoo fi ne ñaar lañ ñu jaayoon yeex na lii moo tax cadre gëm sa bopp démb bi ñu janox taskatu xibaar yi li ñu njëkk a proposé si ay mesures bokk na ca nga la waay nanu supprimer
fonds politique yi. fonds spéciaux yii. ndax nag yéen ñene fi taxaw ne kër gii dara amatu fi kër gii gaal gu bënn ba ndox maa ngay ballee fu nekk kër gii moo ngi 4e sous-sol kër gi matt bu tooy la waa léegi boroom kër gi bëgg a toog ci kees gu fees dell kër gi ko nekkatul matt bu tooy kon ñu ne déeta waaye kii topp si boroom kër gi moom it toog si kees gu fees dell waaye kër gi nekkatul matt bu tooy comme te nag yéen a waxal seen bopp te kenn sexalu leen kër gi dara amu fi ba yéen a ngi tàllal loxo askan wi ngir ñoom it ñu doon li ñu am as néew ñu jox leen ci waaye nag man du ñu nangu nag ngeen toog ci ay kees lii moo tax waa gëm sa bopp ne tas leen kees yi ngeen toog jóg leen ko te tas ko fekk ci ko ci askan wi wala bu mënta ñàkk it ngeen def ngeen fexe ba askan wi am ci gët man ko contrôler ñu def benn audit exhaustif indépendant des fonds politiques fonds sociaux yi nga xam ne gérés par la présidence de la République et la primature depuis 2024 yenn xeetu kees yooyu it ñu siy bàyyi xel ñu di def audit bi mën a xam nag exactement koppar ba fay dugg ak fa ñu ko jëmee. mais moom mooy dëgg le président de l'Assemblée il a des fonds xawma caisse noire xawma nu ñu ko mën a tuddee mais yoo xamante ni day échapper ci contrôle au contrôle. yoon na am benn affaire bu gars yi war a laajte. moo di Senghor mi créé fonds politique yi. bi muy perdre pouvoir ku nekk xam nga ne richout. ba ay Arabie Saoudite ak yooyu ñoo ko dimbale may ko xaalis bu bëri bëri bi muy bàyyi pouvoir. loolu mi ngi ci benn téere mu sédd ci ay collaborateurs am bañ ne sax Djibo Ka moo ci ëppale. loolu mi ngi ci ay téere. c'est parce que fonds yi du woon pour caaxaan dañuy waxante dëgg rek ci at yi mujj yi nii la nekk fonds wu yaa ma dégg gis nga. Bamboula Puukare Bamboula temps bi moo fi dul xaj. tribune yéen kay nee na waa gëm sa bopp seen bëgg-bëgg bokk na ci ñu dàq kii nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Dièye ba noppi it ubbi audit si yorinam si doxalinam Cheikh Tidiane Dièye moom moo yor wàllum assainissement. mbënd mi ndox vraiment taw moom dàq na boppam bu yàgg gars yi bàyyi ko parce que nee na nawet bi du sama. waaw mooy dàq na boppam moom. moom dàq na boppam mais gars yi daa mel ñoo ko bëgg. ñoo ko téye moom ak Ibrahima Sy. waaw xam naa ne dañoo bëgg gars yi. xam naa gars yi dañ leen bëgg. waaw ndax nag ñu ngi nii. dëgg la. dàq nañ leen waaye terew ñoo ngi toog. waaw tribune yéen kay ne waa gëm sa bopp lii la ñuy sàkku en tout cas sa assemblée nationale Mamadou Fofana yaa ngi koy wax sànq ñeent fukki député yi Pastef dañoo budde session bu Ousmane Sonko lu mastam waaye moom Ousmane Sonko bu ne woon tisse rek ñu ne yaaram kallaa waaye dafa mel ni yaaram kallaa gi mi ngay tàmbalee jeex sa assemblée nationale yëf yi yomb na de moom da ngeen di ànd ak Bassirou mënoo leen ko mu jël otoom ak ay 1 million 300 bàyyi leen ngeen dem ak ngarale moom wax fa dëgg maa waxoon naa la ko fii de mosoon naa la ko amuñu woon ay soxla yu ñuy doxi woon ñu ngi ci vacances parlementaires bii session extraordinaire la et le 8 la ñu informé ne defe naa le 8 bu ma juumul que session dina ubbi le 10 donc peut-être délai de convocation bi gàtt na xëy na ñu bëri. bon non layalu ma kenn non layalu ma kenn. ku woote bureau ñu ne. bureau bi dama ne yow Ousmane Sonko mu ne kaay leen. waaw. xalaatoon nga mu ne kaay leen. waaw ñoom ñu bañ a ñëw. bu dee am na ñu soxla feneen nag. mbir mi daal seen soxla dañ koy teg ne la. mbir mi daal layalu ma kenn de. Ousmane bu bëggee ñoom daal ñu bàyyi leen ak oto yi ngeen mujj ko yóbbaale fin de mandat. waaw ak 1 million 300 litres essence. moom da ngeen ni moom ñëw ànd ak jamono boo leen ko mënul la deux ñu tas. borom signature ku nekk dem xool loolu. nekk xool loo def ah doy na waar mi ngi nii nee nañ sur les 165 députés de l'hémicycle seuls 100 étaient présents 165 yi moom téeméer rek ñoom ñoo fa teewoon. après ñu gindi wax ñu. mais fa demee noonu. mais Mame Mbaye maa la daan jox exemple Idrissa Seck xam nga. du daan sama réseau dormant bi dégg réseau baa koy endormir. actionnaire majoritaire nekk de réseau bi somnifère la ka. ginnaaw bu gis kuy bojj topp kuy taxani. yëfi jamaay ko yor. voilà mooy bojj yàlla. terminé. ak borom banque togal la. banque ba ñëw sa biir kër ga. naan la fay jël yàlla boo démarré woon chantier. Diomaye dafa recevoir ay député wala takk ñaareel. nee leen Bassirou Kébé mbaa am ay milliards da ko bàyyi. bu ko neexee waaw moom bu ko neexee. waaw Bassirou am na ci lu mu wéeru. waaye genre yi nga xam ne ma suñu woon yor poste. daanaka defuñu woon dara. fulla nañ am de. bu leen moom daa ñëw toog ca présidence ba ak kees gi. jóge ci kees toog ci kees. yéen it dañu leen seeni banque rek. boole muut ba mott rek. Assemblée nationale googee Barthélémy Dias nee na nañ ko tas. xam nga temps yi Talla Sylla ma woote tas. waaye Barthélémy Dias nee na nañ ko tas. gestion des affaires publiques. par le camp Sonko Barthélémy Dias appelle Diomaye à dissoudre l'Assemblée nationale. c'est la ni ñu tëggaat marché bi. Barth nee na ko. ba jeex.
tas ko match bi tas. ñu tëggaat. lii la Barthélémy Dias woote. mi ngi ci yéenekaay bi daal di dikkaat ci lu am solo. muy li nga xam ne jàmbat la woon ci kaso yi ak nag buñ la jàppee nga war a dem ñu war la dugal ci kaso bi nañ la daan seetee di la yërndu simmi la ba nga seet naan laan sëggal wengalul sëqatalaax yooyu yëpp ci ñoo xam ne ay kilifa lañu wala mag lañu en tout cas loolu mujj nañu ko bàyyi dindi nañu ko bokkatul ci li nga xam ne en tout cas mooy ci condition yi ngay dugg bravo maître Moussa Sarr bravo maître Moussa annoncé woon na ko directeur administration pénitentiaire dëggal na ko waaw donc nag lu am solo la donc loolu mujj nañu ko dindi donte nee nañ bu ñu demee ba am ay doute yu sës yu njortu ni am nga looy nëbb mën nañ yeggax yow foofu mais nag nekkatul loo xam ne ni boo ñëwee rek dañu koy appliquer yéenekaay bi daan na ci au moins ñu bàyyi la ak sa njiit laay waaw l'informé nee na fii réew mi toll mbënd mi askan wi sonn nañu de demal unité 15 16 19 wutali kon HLM Grand Médine dama ne ñoom ñëpp ñu ngay wooteek wàllu xam nañ li leen ñuy xaar mbënd mu tar kii ñuy wax Cheikh Diop unité 16 nee na depuis des années rien ne change notre quartier inondé ay at ña ngay xuus loolu l'informé foofu la génn tey ci li nga xam ne rek moom mooy ci actualité bi Les Échos dafa ñëw ci facture salée des stands de restauration jëm ci JOJ yi ak ñi ci bëgg a profité liggéey si en tout cas ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi nee na njëkki seer na de nañ ko wàññi comme te Sénégal moo organisé loolu la ñu bëgg accusation de transaction suspecte estimée à 125 milliards la ñu ko xayma woon ci ñu ko doon tuumal téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay milliards benn délégation judiciaire en tout cas lu mu ci manti doon setal na ba mu set ki nga xam ne moom mooy Tahirou Sarr yéenekaay bi daal na ci dikk ci ñu ko doon topp quoi léegi bàyyi ko. nañ ko bàyyi après deful dara quoi. waaw téewoon nañ ko après bàyyi nañ ko rek léegi tardel réew mi quoi. Le Quotidien yéenekaay nee nañ waa mais paradoxe bi am fii bëgguma ginaar waaye lu mu nen nga gàddu yóbbu. nee nañ hôpital bu Tivaouane bi ñu doon inauguré waaye liggéey bi société Ellipse Project mu ngi ko yor société française la. waaye société boobu Madiambal Diagne moom la doon liggéeyandoo. ñoo doon liggéeyandoo. non ma jàmbal moom dañ ko war a bàyyi. ñoo tabax. non dafa ñibbisi sax dafa war a ñibbisi. et dossier ñu classé. waa léegi société Ellipse bu ma nee ñëw Sénégal bay inauguré. waa ko liggéey bi nag. duñ ko doon toppee tam. lii rek tax nag ay avocat am ne nañu bàyyi ma jàmbal CDD ci presse bi de. ah. moom ma njëkk signal CDI. ci presse bi waaw. macha allah. ma jàpp li moo tax avocat am ne nañ bàyyi ma jàmbal jaay non lieu. non jàmbaar la non loolu mooy. li mu dikkaat fii ci réew mi bañ ko toppeeti dara. bañ a topp tamit société am ak ay partenaire am lii la woote laas yéen kay daal di dikk ci session extraordinaire bu njëkk bu 2026 les 7 initiatives du gouvernement zappé daanaka nag démb Ousmane Sonko tëj na débat bi si ni ñu ubbee ñi doon wax naan vice de forme mën na am ci ni ñu convoqué li nga xam ne moom mooy session bi waaye it am na juróom-ñaar yu nga xam ne nii ay proposition yu gouvernement bi la jël na ko Sempitec nële yéen kaay bi daal na ci dikk bu baax a baax l'observateur daal dina dikk waxtaan wu am